ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne biir xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci benn mbir boo xamante ni musiba naaru laay la nar a jural suñu réew ñeel wàllum éducation donte ñun ñëpp xam nañ ni école sénégalaise moom yàqu na ba pare parce que non seulement qualité enseignement bi baaxul ndax tëgguñu benn système boo xamante ni day dëppoog suñuy valeur day dëppoog suñuy aada day dëppoog suñuy cosaan day dëppoog suñuy diine donc école bi moom xam nañ ni du yar amul benn valeur bu muy inculquer ndaw Sénégal du ci benn fànn léegi nag gannaaw yàqu-yàqu yooyu yëpp ñu nemmeeku suñu biir école yi ñu ne nag léegi dañ ci sax far dolli jàngal xale yi wàllum sëy njaaloo jàngal leen itam lu ñuy wooye tolérance jëm ci borom ñaari tur yi ak yeneen xeetu mbon yu ni mel parce que ñu bari ñu ngi jàpp ni projet bi UNESCO teg jàngale sëy kese moo ko tax a jóg ci biir école yi déedéet dañuy jàngal xale yi tolérance maanaam ñu mën a nangul borom ñaari tur yi liñ doon mu am aussi beneen module boo xamante nii ñu ngi koy wooye genre moo nar a tas Sénégal créer fi ay tension sociale ndax boobu noonu module boobu li ko tax a jóg mooy créer guerre diggante góor ak jigéen loolu lépp daan ci ñëw projet la boo xamante nii ñu ngi ko doon tëgg depuis 2013 jàpp 2016 mais tey nag la ñu taxaw temm ngir jëmal ko ci jàppale organisation bi nga xamante ni mooy UNESCO lii yëpp du suñuy kàddu nag ndax lépp lu amul témoin baaxul inspecteur Sylla bokk ci syndicat enseignant bi nga xamante ni mooy SELSA parce que li suñu école di yàqu-yàqu yëpp di dellu ginnaaw dañuy reconnaître que ni am na ay enseignants ak ay inspecteurs yu am valeur yoo xamante nii duñu mës a seetaan ñuy dugal suñu réew benn modèlu njàngale boo xamante nii yàq suñu ndaw yi moo ko tax a jóg. donc dañ koy delloo njukkal moom inspecteur Sylla bi nga xamante nii dafa participer woon ci benn atelier bu UNESCO organisé woon fii ci Sénégal précisément Saly le 21 le 22 jàpp le 23 décembre bi ñu weesu kon yàggul. ci biir boobu atelier UNESCO daal di dajale ay acteurs éducation yu bëree bëri ak ñeneen daan ci ñëw. ngir tëgg programme boo xamante nii bi ci njëkk parce que ay pàcc la bi ci njëkk mooy jàngal d'abord xale yi wàllum sëy ci biir école yi dañ koy déglu moom inspecteur Sylla ak lam fa jëlee. atelier boobu ki ko convoqué woon moo nekkoon UNESCO ci benn thématique bu mu tuddee éducation sexuelle et reproductive je pense que képp kuy nit te am xel boo dégloo même la thématique éducation sexuelle et reproductive dina am lu muy def ci yow damay wax ni tubaab bu amee téeméeri jikko yu bon. indil la ko li muy bëgg mooy boo jëlee téeméeri jikko yëpp il applaudit mais boo ci jëlee benn sax bëgg na parce que moom son action il l'inscrit dans le long terme. léegi yan profil la UNESCO ciblé maanaam yan doomi aadama la tànn ngir dérouler programme bu bon bii nga xamante nii bëgg nañ ko fee samp biir Sénégal dañuy continuer ak inspecteur Sylla bàyyi leen xel bu baax ñi muy lim. ci biir atelier bi ñi ñuy tuddee. les professeurs d'économie familiale ñu nga fa woon les responsables du genre au niveau national ñu nga fa woon coordonnateur du parc bi ma wax léegi ak son équipe ñu nga fa woon ñenn ñi ci bind curricula yi ñu nga fa woon donc curriculum bu élémentaire ñenn ci ay professeurs SVT ñu nga fa woon ak également ay médecins ñu nga fa woon il y avait également le G7 naturellement qui était présent. est-ce que bàyyi ngeen xel. bi ñu gën a ñor mooy professeur écofam yi matière boo xam ni mi ngi déjà ci suñu programme scolaire te ñu ŋàññoon ko fii ci benn ci suñu vidéo parce que bokk na ci matière bii may yenn dañuy préciser yenn xale yu góor yu jigéen yi di sëy sans protéger wu parce que dañuy mën di calculer ban période la ñuy njaaloo ngir ëmb ba ci am bi ñu doon dénoncer programme bii nii d'écofam ci benn ci suñu vidéo am na ñu doon wax naan dara newu ci. c'est parce que comprendre ñu pexey tubaab yi ak patience bi ñu àndal bés bu ñuy tëgg dara suñu biir réew yi inspecteur Sylla sax mi ngi ko junj ci biir waxam ñoom tubaab yi yàqamti wuñ seeni mbir jamono gu ne ak jéego ñuy teg léegi professeur écofam yooyu noonu la UNESCO bëgg a jaar ngir dérouler programme am bii nga xamante nii li ko tax a jóg mooy jàngal xale yi sëy depuis ba ñuy nekk tout tànk ci biir école yi yeneen acteurs yi UNESCO ciblé mooy ñi yëngu ci wàllu genre ku ne xam ne ni Sénégal ci nguuru Macky Sall la ñu am benn ministère boo xamante ni mooy jeytu lépp lu jëm ci genre Ndeye Saly Diop Dieng jiite ko moom mi nga xamante ni xeex daara yi la def priorité maanaam li ñu ci mën a jàpp mooy Sénégal léegi dañuy xeex valeur dooleel mbon biñ doon artu ci terme genre bi nga xamante ni dugal nañ ko suñu réew naan góor jigéen ak lesbiennes yi ñoo ko tax a jóg suñu soi-disant intellectuels yi weddiwaat ko ne loolu du définition bu baax bi parce que Sénégal dafa am ay intellectuels entre guillemets yu foog ni ñoo xam lépp. te yëguñ ni géej yi riir train bi daf leen fi bàyyi lu baree bari ñoom ci médias yi la ñuy amee information ñu leen di nax alors que médias yi duñu jox les vraies informations duñu jox xabaar bu wér léegi organisation yooyu noonu di yëngu ci wàllum genre tey jàppale ci suuf borom ñaari tur yi
le UNESCO boole ci programme bii nga xamante ni daf ko bëgg a dugal suñu biir école yi bu weesoo sëy ñuy jàngal xale yi ngir ñu sensibiliser leen ne leen kat góor jigéen ak jigéen yi seen biir wala sax ki yàlla may awru góor wala awru jigéen mu dem ba neexatu ko mu daal di koy soppi ñooñu ci société bi lañu bokk lii la UNESCO bëgg dugal suñu école yi ak organisation yi yëngu ci wàllum genre. notion de genre damaa wax ni ci la ñuy piégé moo tax ñoom ci seen biir concept genre soo ko jëlee bi ñu déconstruire ñun suñu ay valeurs sociales ba pare dañ cee dëxëñ les notions de lesbienne ci biir genre xam ngeen ko yéen a ma ko gën a xam lesbianisme dugal ci ay gay ci biir genre dugal ci ay bisexuel mooy ñoo xam ne dañoo nguunu ngaana dañoo am ñaari sexe dugal ci ay transsexuel loo xam ne aussi du suñu aada maanaam ku góor ku bëgg a changer sexe doon jigéen wala ku jigéen koo xam dafay changer sexe doon góor wala loo xam ni ba léegi c'est un terme qui est ambigu mooy li ñu tuddee terme intersexué mooy koo xam ni boo ko xoolee ci doxalinam mënoo xam ba xam kii góor la wala jigéen la dafa mel ni moom dafa nekk ci frontière góor ak jigéen. est-ce que yéen a ngi rendre compte li ñuy préparel notion wu sexe maanaam góor ak jigéen képp la ñu bëgg a teggi te ko fële maanaam àdduna léegi nekkatul góor ak jigéen kese moo tax suñu papier yu ci bari léegi Sénégal dañ ci dindi li nga xamante ni mooy sexe masculin wala féminin moo xam passeport ak yeneen papier ñu daal di dindi sexe def fa genre parce que ak nguuru Macky Sall dañuy préparer beneen sénégalais bu bees boo xamante nii day nangu lépp luy ngóor jigéen ak jigéen yi seen biir. moo tax bi ko Obama laajee woon ci voyage bi mu fi amaloon ci mbiru borom ñaari tur yi ndax Sénégal daf koy dépénaliser Macky Sall waxu ko ne Sénégal du ko mës a nangu déedéet daf ko ne ñun pareeguñu. Mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. Je l'ai dit déjà en Conseil des ministres, c'est l'option du Sénégal pour le moment. C'est l'option du Sénégal pour le moment. Mais tout en respectant les droits des homosexuels. dégg ngeen pareeguñ pour le moment waaye respecté nañ àq ak yelleefu borom ñaari tur yi léegi comme ñun suñu jamono xam nañ ni duñ ko mës a nangu léegi tout tànk yi nag la ñuy tàggat ci biir école yi préparer leen ak ay xalaat yu bees ba ñu mën a accepter bépp doomi aadama moo xam ngay góor jigéen wala jigéen ak jigéen yi sëy parce que ci biir programme bi ñu bëgg a dugal suñu école yi ba tey ci témoignage yu inspecteur Sylla bi teewe woon ndaje bi dañuy gëmloo xale bi def ko ci bopp bi que nekk ak góor wala nekk ak jigéen ci biir kër gi sëy ci farata ak sunna loolu amatul solo sëy mën nga koo def ak ku la neex. wante ci biir seen ñoom genre bi nga xam ne ñun bi ñu dimbalee ba ñu déconstruire ko ba pare ba nga xam ne xàmmeetuñ ci société bi lan la góor wala def ak lan la jigéen war a def mu mel ni sax dañuy ñaax ci boo nekkee góor boo nekkee góor nekk ak jigéen ci biir kër amul solo. ndax yow ak ku jigéen ki li ngeen mën a def ñaari góor mën nañ koo def am na lu ñuy préparé su fekkente ne yow da ngaa nekk jigéen nekk ak góor ci biir kër gi ñu ni la góor gi tu n'es pas obligé d'être avec lui dans une maison parce que li ko góor ki man yéen ñaar ñu jigéen war ngeen koo man am na lu ñuy préparé. léegi nag pour atteindre objectif boobu noonu UNESCO gannaaw ba ñu jàngatee suñu société ni muy fonctionner Sénégal dañ ne dañuy créer tension sociale maanaam guerre diggante góor ak jigéen jàmmaarloo diggante ñaari sexe yi. maanaam ñun Sénégal li ñu gëm ci aada ak cosaan ak wàllum diine ci diggante ñaari way dencante ñoom dañ ne loolu dañ koy soppi dañuy def lu ñuy woowee déconstruction sociale ba ku jigéen ki di xoolee góor gi sama concurrent maanaam sama morom la même bu ñuy sëy ba ku góor ki itam di fayantoo ak moom parce que du nangu ñàkk kilifteefam lii beneen pàcc la bu ñu bëgg a dëxëñ ci programme bi ñu jagleel école yi maanaam créer benn conflit benn guerre entre góor ak jigéen. ay construction sociale mooy man Sylla maag sama soxna ci biir kër gi dañoo war bu soxna si toggee ma togg su soxna si paasee ma paase su soxna si fóotee ma fóot su soxna si balee ma bale su soxna si raxasee ma raxas donc organisation bi société bi defoon ci diggante góor ak jigéen ci diggante xale bu góor ak xale bu jigéen ñu ni nañ ko déconstruire ni ñu koy déconstruire mooy nañu jël la notion de genre considérer que comme une construction sociale ba pare ci biir école yi ñu fexe ba xale yi ñu dugal loolu ci seen bopp yi. donc bu ñu réussir ba créer tension diggante góor ak jigéen ba ku ne di xoolee sa morom noonu kenn dootul gisati solos am jëkkër wala am jabar ndax da ngay jàpp ni ay problème kese la lay jural
te mariage fépp fu mu amul bépp dëkk boo xamante ni farataaluñ mariage njaaloo dafay bari mariage fu mu amul nit ki day jéem a tenter yeneen expérience léegi ci tentative yeneen expérience yooyu noonu mooy indi sëyu góor ak góor wala sëyu jigéen ak jigéen parce que bu ñu créé guerre diggante góor ak jigéen ku ci ne sexe ba nga yemoog te jàpp ni moo la mën a may jàmm kooku ngay bëgg a nekkal parce que yéenay bokk benn gis-gis boo xamante ni école bee ko def seen bopp lii la ñuy préparer génération bii ñëw kon ku yabu tiit pour say ëllëgu doom wala bu ñu forcé ba mu jàll na parents yëpp jël seeni doom génne leen ci école française bi nga xamante nii dëppoowul ak suñuy diine dëppoowul ak suñuy aada dëppoowul ak suñuy cosaan dëppoowul ak valeurs yi nga xamante ni ñun moom la ñu am. lii nag warul bett kenn ndax dañ naan ku ëmb sa sànqal ëmb liñ naan sa sutura lii lépp li ñu ko yóbbee mooy wër gi ñu topp di wër di ñaan ci organisation internationale yi nga xamante ni ñoom ñëpp a yam képp ku ñuy jox xaalis dañ lay tegal ay conditions Macky Sall fi mu nekk nii amul choix ñun dañ ko sax yërëm parce que moomatul boppam yéen ngi fàttaliku ñëw Rihanna en 2018 ngir nee na jàppale suñu éducation dugal fi lu toll ci 250 millions d'euros parce que ñun aussi dañuy topp kaa depuis lors ñoo ngi teg bët système éducation bu Sénégal pour xool fan la gars yi jëm ak ñun programme yi ngeen di gis nii yëpp depuis 2018 lañ ko doon wax dem leen ngeen suivre vidéo bi ñu defoon ci ñëw Rihanna moo tax ñi nga xam ne yàgg nañu suivre chaîne bi lii yëpp du leen bett parce que gisoon nañ ko muy ñëw Sénégal donte yàgg naa nekk ci loxoy franc-maçon yi ak taalibi nouvel ordre mondial yi mais ak Macky Sall dafa gën a jéggi dayoo parce que moom lu secte franc-maçon yi wax rek balaa ñuy yeggali mun a yaaram ka laa moo tax day jël ay décisions yoo xamante ni du ci sax réfléchir parce que mi ngi ragal bu xawee yéex tuuti rek gars yi sàkkal pexe mandat am ndax dafa bëgg nguuru tey coowul 3e mandat bi ñëpp di coow mi ngi dépendre ci loge yi nekk France bu ko ñooñu nee présenté wul waat dafay présenté wu amul choix moo tax ñu leen di wax chaque fois ñun amuñu président ku jàpp ni Sénégal am na président xamal ni yaa ngi ci gént yu sore yoo xamante nii yee la dina doon du jafe lool. ñun benn marionnette la ñu am boo xamante nii France moo ko jox ay instructions muy appliquer loge maçonnique yi ak organisation internationale yi œuvrer pour nouvel ordre mondial ñoo koy wax muy def. organisation yooyu nag mooy UNESCO mooy UNICEF OMS Banque mondiale dañ lay joxe financement ne la lii ngay def par force. moo tax programme scolaire bii na ko sénégalais yëpp ñaawlu ba fi ñaawlu yam ngir taalibe dajjaal yi bañ a am ndam ci suñuy doom te am nañ ci yaakaar ndax syndicat enseignants yi ñi nga xam ne Sénégal kese moo leen ñor taxaw nañ temm ngir neenal programme UNESCO bii ay jàmbaar lañ ñoom enseignants yi ak inspecteurs yi te sénégalais itam bañ leen seetaan ci xeex bi nga xamante nii sumb nañ ko ngir jàmbaar la nguuru Sénégal ndax suñuy doom lañu bëgg a sauver kon nañ leen jàppale ñoom enseignants yi ak inspecteurs yi nga xamante nii ànduñ ci programme bi UNESCO bëgg a dugal suñu réew. waxuñu nag yeneen faux enseignants yi nga xamante ni ñoom Sénégal ñoru leen wala suñu soi-disant intellectuels complexés yi ou bien ay organisations yu yëngu ci wàllum genre te nga xam ni seen rêve yëpp mooy liggéey ci organisation satanique yi leen limal sànq kuréel yoo xamante ni yàq suñu société moo leen tax a jóg. parce que am na ci sénégalais yoo xamante ni seen carrière moo leen gënal intérêt Sénégal seen yoon ci suñu ëllëgu doom moo ñiy encouragé genre projet yi ci internet bi naan yéeyaay dañoo ànd ak jamono. te koo ci laaj ci ñoom ci mbir góor jigéen la majorité dañ naan nañ ci màndu duñu mës a xeex góor jigéen wala lesbienne li doomi aadama yi war a xam mooy bu ñu bëggee defar suñu éducation nañu inspiré wu ci modèle yi fi nekk bërki Demba Ndiaye ci Seyda Mariama Niass lañ defoon vidéo am na ci ñeneen ñu mel ni moom pourquoi pas ñu inspiré wu ci modèle yooyu noonu jàngale woo xamante ni day ànd ak diine day ànd ak yar day ànd ak valeur nañu inspiré wu ci école catholique yi nga xamante ni seen qualité enseignement kenn dootu ko laam-laamee mais bëgg a dem copier ay modèles yoo xamante ni kenn xamul lu mu doon loolu duñ ko seetaan tey duñ ko nangoo lëg li koy faj nag mooy jàmmaarloog ñoom te am nañ ci yaakaar ndax enseignants yi ci boppam la majorité ànduñ ci programme bii ñi ngi taxaw di ko xeex kon waruñoo wét ci combat bi nga xamante ni ñu ngi koy mener contre nguuru Sénégal kon jàngatu tey bi loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di tëj incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.